bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi dal leen ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média kenn dal ak jàmm ñu ngi koy ñaanal sunu PCA mboolem directeur personnel bi yëpp macha allah wéyal nuyoo bi dem seeti nag askan wi ziyaara leen bu baax a baax. nuyu kilifa diine yeeg yu aada yi di ci boole ñi nga xam ne nooy xalifa généraux yi gannaaw bi ñu sàkkoo ci ñoom ñaan ñu ngi leen di ñaanal itam yàlla nu yàgg fi lool te mu ànd ak wér képp ku nekk ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi yal na la yàlla wéral ba nga gaaw doxi sa ay aajo macha allah ñi nga xam ne itam caabi daf leen a féete gannaaw nu ngi leen di ziyaara te ñaan yàlla muccal leen jële leen ca bërëb yooyu ñu ne yal na yàlla def ko macha allah fàttaliku itam sunu ay wayjur yu baax yu ñu ñàkk sunuy mbokk sunuy xarit ñu ngi ci njéggalu sunu borom waaye njéggal googu itam yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen dal ak jàmm ci 88 628 22 22 88 628 04 05 macha allah ñu am nag sunu xarit bu fort ci ñun sunu xarit bu sore ci ñun Biram Kumba Ndiaye Almabo Yacine Diall ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire avec tout le cœur macha allah Biram Kumba Ndiaye yal na yàlla defal la jàmm ñun daal loolu lañ lay ñaanal maa ngi nuyu bu baax ajaratu Linguère Diop di kontaan ci ànd ak yow macha allah saa su ne ah yaa ci ëpp mbégte ma bala nga nuyoo man nouvelle yi ma am yëpp daf may neex. ah dëgg. waaw yow tam te ma laa may tuuti ma dellu si sa micro bu sante Ndiaye du ma la baax ah macha allah waa ñi nga tudd ñoon da nga ciy boole njëkkeelu Eva Tra yi samay njëkkee aye très bien très bien. Ndiaye daa am doole. Ndiaye dafa am doole. moo tax boo ko tuddee foog ñu laalaat micro bi. faaw ma indi xabaar tey ci ajaratu Juma Jeng Jaxate. waaw macha allah. félicitation laa koy wax ba noppi laataay dara xam naa Ndiaye yéen ngi naan waaw lu xew. may leen ma tuuti ma dikk ak moom. ay ca ma nuyu la. waaw ñu ngi lay fay di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi monsieur Diédhiou ñu ngi koy nuyu Mami Linguère ñu ngi koy nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan fépp ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen bàyyi xel. rawatina ñi nekk ci diaspora Afrique bi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax leen ñaanal yàlla mu defal leen jàmm ak sutura di nuyu waa altu ndàngal ma di leen ñaanal yàlla mu def fa jàmm ak sutura def ko ci réew mi yëpp ak sama waa kër maam El Hadji Bara Diop fii ci Thiès kër Mamour ak waa randu leen yëpp ñu ngi leen di nuyu ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nekk ci kër gi di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm defal leen sutura defal leen tawfeex kilifa diine yi nag ñoom daanaka suñu yëg-yëg ci ñoom rek ñaan la te ñi ngi ñaan fu ñu toll rek yàlla di nangu ñaan yi nga xam ne ak yéene bi nga xam moom lañ am ci ñoom di bàyyi xel lépp lu xew ci dëkk bi ñu ngi koy bàyyi xel di ñaan yàlla wàcc jàmm ci dëkk bi yàlla def fi sutura yàlla def fi xéewal bu yaatoo yaatu di nuyu Linguère xam naa ne tey moom heure bi moom tey fàttali woo gars yi ne heure bi ñu ngi tiim de seen mboolu lan Eva très bien am na loo leen doon fàttali de heure añ Ndiaye ne boolu maaro bi dana la yëgal bi mbaa du bon appétit. yaa ma doon sant xale bi toog de nee na ma dee ma wax bon appétit. très bien macha allah ñu ngi kontaan ci dalal fii Abdoulaye Diédhiou. grand reporter à l'Observateur. ñuy kontaan lool parce que bu ñu dee def yu ni mel faw dañuy soxla. avis wu taskatu xabaar bi te itam lépp lu jëm ci lu ñuy waxtaanee. insécurité foo seen ñu bind ko moo ko signé ci suuf. kon bu ñu dee waxtaanee lu jëm ci insécurité. dafa jaar ñu woo ko fi. mu wax ñu ndax ñun lu ñuy seen yëpp ñu bind ko ndax lu am la. ñun de jaaxle na Diédhiou bisimilah ma ngay ree. bisimilah maa ngi nuyu ñi nekk si plateau bi yëpp. nuyu Mami di rafetlu. xel bu rafet bu muy indil si ay analyse am di nuyu it Baara defe naa moom xam nañ ko si rajo bi xam nañ ko aussi si télé bi di nuyu it sa téléspectateurs yi yëpp di def benn clin d'œil rek fii nga xamante ne fa laa cosaanoo mooy Kolda ak Île Ñoomun parce que chance boobu laa am man dama am ñetti cosaan Kolda bi nga xamante ne fa laa judd fa la samay waajoor ne Île Ñoomun bi nekkee côté Casamance foofu la sama papa jógee ak Fouta sama yaay foofu la cosaanoo. macha allah Sénégalais macha allah. réel sénégalais. maa ko doon wax ca Njalbeen damay féliciter bu baax a baax ajaratu Juma Jeng Jaxate. wallaay ndeysaan mi nga xam ne démb président daf ko décoré macha allah. yóbbu ko ci grade de grand officier. dans l'ordre national du Lion. kon décoration bu ni mel bu ko jotee moom ajaratu Juma Jeng Jaxate
fàtte dañuy kontaan lool ci moom li tax ñu décorer ko ñun ñëpp xam nañ ko mooy fi mu yóbbu culture mooy fi mu yóbbu ñaw bi mooy fi mu yóbbu Sénégal nga xam ne sax Sénégal àggu fa waaye moom ci boppam bu fa àggee rek day mel ni Sénégal teew na dégg nag la laaj macha allah ba mu dalee di liggéey ba tey bàyyiwul mu formé itam ay jeunes jege loolu jigéen ñi ci wàllu social itam mu ciy dox ay wàll wu am solo macha allah kon su ko président décoré dafay mel ni sénégalais yëpp ñoo ko décoré ñun ñëpp yéene nañ la ko macha allah yàlla na la jikk Adja Linguère kon xam naa dañuy door nañ daan dooreeti rek neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaari tey ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi ñaanal sunu maam sunu soppe maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taasuñ ci barkeem Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàlla yokk leeram taasuñ ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yan bi woyof lool ci kawam ak mboolem sunu xalif généraux yi li ko waral mooy ñoom ñooy kenug mbaar mi ñun réew mi ñu ko dëkkee bari wuñ te réew mi yaatuwul ñun bu ñuy nelaw ñoom ñu ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi waaye noonu la ñuy ñaanalee yaay diggéen mu dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ koy ñaanalee itam tonton Alpha Wali Diallo di ñaanal Camara Jibi Anta boo yaaxaja yal na la yàlla yokk xolum muñ te yàlla yàggal la fi loolu di leen ziar maman Kinushka yaay na fi Diallo ak njaboot gi yëpp waaye noonu itam la ñuy taxawee rek comme ci li nga wax xam nga ajaratu Juma Jeng Jaxate moom dama naan bu ko président Macky Sall sargalee na ko wóor ne ñun jigéeni Sénégal ñun jigéeni Afrique première dame yëpp sargal na leen ndax danga naan dañ naan lu mu def ci social xëy na li ci télé yeeg rajo yi di wax rek la ñu mën a gis waaye li muy dimbali ci ay doomu aadama man keroog ba mu jëndee kitam yooyu mu waroon a yóbbu ca jalbaas teg ko fële ca Salimar wax dëgg yàlla am woo ma dem tiim ko xool ko dama ko xool ba yàgg ma ne ko inspiré waat nga ma ci leneen lu bees ndaxte am na koo xam ne mi ngi ragal a dem wasini tey ndax li may faral di wax rek ku yóot muy te boo waccoo dee am na koo xam ne tey mi ngi ragal a dem wasini nga jox ko kit boo xamante ne su wasinee ka indi yaay ja ak nenne ba moom dara waru ko day ñëw lépp dañ ko koy jox mu teew te am na ñoo xam ne bu seen soxna di wasin ñu ngi ci mbedd mi Eva di daw pour benn tricot bu xale bi sol wala benn sër bu mu laxasoo suñ ko fàttee ca kër ga dafa am xeeti jafe-jafe yu sew sewaan yoo xam ne boo ci fekkee nit ki daray àdduna mënatul tax mu fàtte la te ñun Sénégal dañ koy fàtte yu grandiose yu ngande yi rek la ñuy gis te sew-sew yooyu ndaw yooyu téeméer yooyu ci la nga mën a jëlee nit ci naqar yóbbu ko ci bànneex kon daal liñ lay wax mooy muccal ni mbaam muccee ci tabaski ndax xar du ko jafee mukk ba ministre bi tabaskee loolu mbaam waaye comme fi ma ubbee woon rek tey nag moom suñu ñaari yaay yooyu di say njëkke seen anniversaire boobu itam dañ ciy taxaw bu baax muy Awa Pillo ak Adama Elodie bu ma déggee Papa Ablaye Diak rek sama xel mi danaan rës ndaxte keroog ba fa taa diggéen demee la ñu leen séddee woon sunu xarit wallaay ndeysaan keroog ba fa yaay diggéen demee seeti ko sargali ko ca la ñu leen séddee woon te boobaak tey mi ngi bëgg a def ay at te dara ñaawu fi ñu dem ba famille yi duggante njaboot gi àndante kon dañ leen di wax ne dund leen ba énervé lu ngeen dund doyul tey nag ki fi teew moom damay am mbégte lool ci jàkkaarloog moom ndax dama naan l'observateur yi journal bu mag bi waaye bindkat yu mag ya fay bind ko tax a doon lam doon ndax kayitug neen rédaction yëpp am nañ ko fépp am nañ ko waaye mbind ma ca biir la ñuy xaar lan la kon yàlla na seen jàmm yàgg amiin li nga wax moom duñ ci teg dara macha allah lu dul lu ñu ko laaj sànq rek ñun yi ñuy seen yëpp nga di ko bind ngeen di ko bind lu am la nii moo xew ci dëkk bi ma ngay reede xam nga laaj boobu bëri na ñun ñu koy laaj je ne suis pas la seule non du tout c'est-à-dire que pour anecdote man personnellement am na ay nit yu may toog waxtaan ak ñoom ñu may naan mais lenn lañ bëgg a xam yéen li ngeen di wax ni yëpp moo fi xew est-ce que réellement moom moo fi xew kenn dem na sax benn ma yéen est-ce que du da ngeen koy inventé waaw ma nekk nag fi mu ne nii fi ñu toll d'abord suñu métier mayuñu xel xalaatul sax journaliste toog nga ne da ngay inventé fait ak muy benn deuxièmement boo demoon sax bay ne da ngay inventé fait dañu nekk ci benn société boo xamante ni tout se sait bu amee lu xew tey nii lépp dañ koy xam mais man par exemple au niveau de l'observateur bu ma toogoon tey mu am kenn ku bind benn papier ñu ne ma xoolal papier bi bu fekkente ne daf ko bidonné parce que bidonné la ñuy wax maanaam dafa jël loo xamante ne inventé ko ni yónnee ko bu may lire kii bi dinaa xam ne lii duñu bidonné la boo koy lire da ngay xam parce que dafa am ay référence dafa am ay papier day am ay référence référence yooyu mooy lay mën a xamal ne lii kat fii la amee mënoo bind par exemple benn xew-xew ñu ne la lii par exemple amu ñu ne rek en banlieue xam nga dafa vague fan la xewee ci banlieue bi xamoo ñu ne la waxewoo quartier bi joxewoo ay tour
newoo gendarmerie bii la affaire bi atterriré wala brigade bii la atterriré. am na ñu si blessé mu waxoon ne hôpital bii la dem wala ak kii. maanaam loolu yëpp sax bu doon amul woon yow papier boo amee xibaar bu toll noonu te loolu yëpp amu fa sa xibaar doyogul da nga ko war a mën a génnee. donc bu ñu demee ba koy indi day fekk ne am na taataan boo xamante ne def nañ ko ba mu mat ñu soog ko indi ñun ñu segg ko soog ko joxe. donc munoo nekk ne da ngay si jëm bi dana li ñuy indi yëpp li ñuy bind lu am la am na sax lu am te binduñu ko. am na sax lu am te binduñu ko. lu bëri pour wax ne tollu nañ Sénégal te du ngeen ko bind. non day am yoo xamante ne am na parce que man mën naa nekk tey si benn dossier. dossier bi li ma ci soxla yëpp pour bind ko amaguma ko parce que mun waroo yàkkamti parce que mbir am na rek nga yàkkamti ne non dama koy génne. ñun boog l'observateur duñu dem defee noonu bu mbir amee il faut ñu togg mu leer ñu ne lii am na moom la ñu naan un traitement contradictoire bu ñu demee bu loolu rek leer ñu bind soo ko bind mais mun nañ toog yenn saa yi il nous arrive ñu nekk si benn affaire jékki-jékki xëy la lendemain gis am na ñu ko bind mais ni ñu ko bindee lépp matul ñun après dañuy dellu si ginnaaw bu lépp matee ñu soog see dellu si moo tax yenn saa yi dañuy naan dañuy topp kaa bi mu jeex. mbir mi buñ ko bindee dañ koy bind ba mu jeex tàkk ba nga xamante ne ñëpp ñi nga xamante ne war nañ ci xam dara ñu xam ci dara. mais fi mu nekk nii cas yi dañoo bëri ba nga xamante ne dama lay jox rek dëmb si fii ñu naan xombal am na par exemple koo xamante ne dafa jàpp ne soxnaam daf ko doon nax. waaw si niñ ko war mu ne wax si rafetal. parce que am nañu ay doom. mu xëy dem dañu amoon problème ba soxna si sax dafa mujjee woon toxu jël propre chambre am mais moom dafa doon dem tout le temps mais bu mu demee dernièrement bi dafa ñëw si biir kër gi fekk gis ne ndaw si mu ngi doon sangu mais mu jubal directement si néegu ndaw si ñëw jël téléphone bi si li ñu wax. daf si jot a gis nee na ay image yoo xamante ne du woon noonu ndaw si bi mu dellu see ñëw fekk si biir néeg bi dafa ñëw rek song ko ne ko yow. nañ ma baal si kàddu gi lii nga def nangam yaa voilà jël paaka jamati ko jamati ko ba pare bi mu toogee mu gis ne que pour moom ndaw si dee na parce que deret bi tuur sàng na ko léegi mu amoon na benn poson bu newoon à côté mu dem jël naan poson bi moom dee na jabar ji mu ngi fi mu ne nii hôpitalu Thiès si urgence moom dee na parce que moom dafa defoon ne jabar ji dee na mu dem naan poson am na poson bi newoon à côté produit kii yooyu moom la naan produit nocif bi nit ñi jabar ji balaay dee kii bi ñu ko jamatee noonu yuuxu yi nit ñee ñëw bi nit ñi ñëwee fekk nañ moom naan na poson ba dee na moom. et pourtant bi jabar ji di dem fële jubóowuñu woon. parce que jabar ji mu ngi yoon si këru sëy. jubóowuñ ba mu toxu. mu dem ba mu toxu. mais moom da doon dem tout le temps bu demee foofu dem seeti ndaw si souvent dañuy xuloo parce que chaque fois bu ñëwee même kii bi la koy même reproche yi la koy def. keroog tamit mu ñëw xam nga rek yenn fiiraange yi. ñëw fekk fa téléphone bi pour moom li mu xalaat lii la ndaw si ñëw mu jël paaka jamati ko. teewul ndaw soosu tey mu ngi si diggante dund ak dee donc loolu yu mel noonu bëri na ci réew mi parce que lii nii bu lu ñu fàtte ne xombol la xewee. waaw am na yeneen yoo xamante ne man damay toog très souvent. comme dañuy toog ñun ñu ne ñu par exemple récemment dund nañ ko rey nañu benn taximan noonu la woon rey nañ ko. rey nañu benn gardien bu ñëpp gis nañ ko ci 4 heures du matin. même pas 5 heures 6 heures ñu rendi ko. mais taximan boobu kii boobu bu ngeen seetloo kooku biñ koy rey. waaw ki ko rey am na ñu waxoon ne que ki ko rey dafa àndoon ak moom àndoon ak beneen gaayan après ñu complot du woon loolu ñun après dañu si dellu si waatoon topp kaa bi d'accord en réalité loolu ni mu demee woon mooy ki ko rey agresseur la mu ngi dëkk Fass Mbao keroog dafa xëy mu naroon dem comme ni ñuy xëyee di dem liggéey moom it guddi gi mu jël fekk benn saaku sëram la woon mu jël saak bi di jël gannaayoo ko jël benn hache dugal si biir xamul woon ne am na document yoo xam ne mémoire u sëram moo fa nekkoon mu génn dem ñëw de wër amul nu muy kii mu ñëw ba gis benn taxi mu arrêté taxi mooy taxi bokk yi mu fexe ba nga xamante ne dina mu kii mujjee ak taximan bi si biir donc ñu ñëpp wàcc nañ ba moom mu desoon moom kese donc bi ñu ñëwee fii la ñu mujjee point E bi ñu yegsee point E comme xaaju guddi bi mu taxi bi naan bi nga naan ban côté ngay dem moom dafa amoon lu mu newoon da koy yokk pour taximan mën ko yóbbu ba à destination donc si période bu lëndëm boobu noonu mu xaar ba fu xaw a lëndëm mu ñu ko taxawal fii mais moment bi waa ji taxaw boobu moom diggante bi yëpp mu ngi toogoon si ginnaaw ñëpp wàcc nañ mais taxul mu dem si kanam parce que mu ngi doon préparé coup bi ni mu ñëwee nag ni muy toog di gën a orienté wu tëjji saak bi génnee kii âge bi fi taximan bi kii c'est la ko dóoree kii bi
dóor ko ba mu waaj a nàcc mu jël ko jël téléphone am jël xaalis bi jël taximan bi diri ko teg ko si ginnaaw maal bi daw. keneen ki ñu doon wax ne moom ak ñoom ñaar ñoo def coup bi kooku yoonam newu ci woon kooku mu ngi doon nelaw fële. parce que ñun ñëpp dañu wax ne ñaari nit la. non. kon gis nga taskatu xabaar dëgg. waxuma sax bind bi muy bind waaye enquêteur la. parce que day topp cas ba mu jeex li xale di wax ngeen indi ñu ay information yu wóor te dëggu. yenn saa yi li nit ñi di xamul. soxlaw ñu ñuy jaajëfal. parce que kuy def sa liggéey soxlawul ñu lay jaajëfal. mais dafay baax nit ñi xam yenn saa yi li ñuy daj si kaw insécurité yi dañuy dem ba nga xamante ne yenn saa yi suñu bakkan dañ ko siy teg. dama leen di jox juste benn exemple mës nañ toog bureau ñu woo ñu téléphone ay 2 heures du matin moo jotoon. ci guddi ñu ne ñu côté Seras parce que bureau dañ fay nekk yenn saa yi ba ay 3 heures balaa ñuy waaj. ñu ne ñu côté Seras am na ay agresseurs yoo xamante ne diggante Seras ak dëkkuwaay am na benn bayal. waaw. bayaal boobu fa la agresseurs yi toogoon ñu woo ñu ne dañu jamatee benn indien jamante bu métti nit ñi ñoo ko rawale dugal ko fenn jam nañ benn naar si loxo bi ba deret bi kenn mënu ko arrêté woo nañ gendarmerie période si jamono jooju ba sonn bu aan mais gendarmerie yeggsiwul. waaw ñu woo ñun yoruñu fetal ñun yoruñu dara mais ñun si suñu cadre liggéey mënuñu bañ a dem loolu man maa jël comme am naa ay contacts yu bëri si biir police beeg gendarmerie beeg ak kii yi man maa jël sama téléphone si guddi googu woo ay responsable gendarmerie yooyu jox leen information bi ñee toogaat ba si yàgg nañu ñun ba léegi gisuñu kenn. waaw ñun nag mënuñu toog si bokk na si suñu liggéey donte yoruñu ngànnaay yu mel noonu bu amee dañu war a xam lan mooy dëgg bi dëgg parce que demee bu fekkente ne jëy yi am na fa. dañu war a ñun ne lii moo tax. sans parparloo donc il faut pour ñu mën ko wax il faut ñu nekk fa. ñun dañu taal suñu oto mag chauffeur bi maa ngi fàttali bi may naan chauffeur bi nañ dem mu ne ma fu ñu jëm fi ñu wax ne ñu ngi mën nga fa la ñu jëm. donc dañu dem ba usine bi doon defar ci yére yi. tissu yi Sotiba. ki ñu woo foofu la ñu fekk ak otoom mu ne ñu nag léegi dañuy jiitlante. mais dañuy vitesse ñëw na ngeen jiitle nag. dañuy jiitle mu ne dañuy vitesse parce que bu ñu fii dafa bayal bi dafa am suuf mais bu ñu paanee agresseur yaa ngi ne bu ñu defee faar yi dañu leen seen. dañoo fiile la ñuy def ba romb leen ñu ngi leen seen ak seen i jaase ak seen kii ñu dem ba fële ma ñëw gis indien bi gis kii yi si laa toog man sam jël sama téléphone accéléré kii def woo ñi mu war a woo yëpp ba ñu ñëw gendarmerie ñëw kii sapeur pompier yi ñëw ñu sauvé ñu yóbbu leen ñun si ëllëg si ñu ñëw bind li nga xamante ne loo xam ñun ñoo ko fekkee mais loolu ñun suñu bakkan xajoon na si bu baax bien Diédhiou li ngay wax dafa yóbbu sama xel mu sore lool ñu ngi incliné wu ci mémoire taskatu xabaar yépp nga xam ne ci front la ñu génnee àdduna taskatu xabaar ya nga xam ne bu dee insécurité la ñuy waxtaanee laal na leen ba génn nañu àdduna parce que li mu expliqué nii mami wallaay wax dëgg yàlla tooyal na sax xol ndax bëgg a jël information jox ko nit ñi xam li xew donte nee na soxlawuñu sax merci am na parce ci que seen liggéey la ñuy liggéey billaay xam nga da ngay nekk ci mbir di ci rey sa bopp soxlawoo ci jaajëf parce que bi ñëpp toogee yaa ko tànnal sa bopp waaye li may faral di wax waaw góor dafa taxul kenn di góor ba buntu kër goo romb 9 mois ñu bâche fa di ngénte waaye dina la jàppale ci sa ngóor ba nga wóor a labat askan yu ngay wutali information di leen ko jox ñuy am benn delloo xel bu ñuy delloo xel ci yow ak di la bàyyi xel ak boo waxee ñu bañ a toog di la ŋàññi te xam ne yow li ngay wax defar nga ci jublu wala sensibiliser nga ci jublu ndax am na yenn yu am ci yenn dëkk yi ak yenn quartier yi baaranga koy laaj sànq lu tax yenn yi duñ ko bind ñoom li ñuy yëg li ñu yëgutu ko ëpp téeméeri junni yoon parce que am na ñoo xam jigéen ñoo xamante ne ci biir ay néeg lañ leen di rayee néeg yoo xamante ne kër yi muy doon këru famille la doomu bàjjan ak doomu nijaay ñoo doon say violence am na dóor nañ ko wala bëmax nañ ko mu dal fenn mu dee balaa nit ñee yeewu suul nañ ko ndax armeel yooyu du am benn kii kon ñoom loolu duñ ko sax mën a yëg ba di ko bind mais da nga laal fu point bu sensible wax nga ko sànq nii muy ñoom journalistes yi rawatina ci jigéen ñi violence day am benn kuy laaj réew mi wala koy laaj ab goxam wala koy laaj feneen marche am wala leneen am ñoom ñu génn dañu bëgg a informer seen askan dañu bëgg a joxe li fa xew nga ñëw policiers yi xëy na ñoom ñoo lay njëkk a dóor wala ñoo lay njëkk a bëmax wala violence buy am ñeneen ñi au lieu ñu xam ne yow ñoom nga fa nekkal wala ci askan bi nga bokk ci sa kaw la ñuy tëb dal yow journaliste bi ñaata journaliste yu jigéen lañu fi gaañ ñaata lañ fi dóor yaa ngi wax ñi ci ñàkk seen bakkan nee naa la dee mettiwul jël sa trépied sànni ko fële jël sa waaw yow sa caméra la ñuy jël dóor fële te xamuñu caméra bi ñaata la jar dëgg la xam nga yaa ngi wax ñi ci rey bakkan bu jóge ci kër dafa metti mais dee mettiwul waaj a dee moo metti waaja dee boobu mooy ñu toj sa bopp ñu damm sa loxo ñu def sa leneen balaa ko sa waa groupe de presse di ñëw fekk na coono bi ngay dund nit ñi fa nekk duñ la dimbali ñi ngay filmer naan xool leen journaliste groupe sàngam day ñëwoon fii di dañ si kumpa dóor nañ ko ba tiga dege ko
nga ànd ak métit boobu dem nga bala ñu lay waxal wala bala ñu lay defal xëy na yow ànd nga ak coono fan yooyu ngay toog doo liggéeyi nekk nga si métit rédaction ba am na ñu fa manqué c'est vrai yaa ngi koy wax léegi ci ki nga koy laaj naan ko ndax li ngeen di bind lépp nekk na muy point bu ñu war a taxaw te kilifa yi war cee jël seeni responsabilité wala jigéen ñi jël ci seeni responsabilité lu gën a ëpp violence ci dëkk bi actuellement mooy ñi sëy ba tas parce que mënuma d'accord nga tas ak nit mu di la harceler di la fekk fépp foo nekk ray rek moo ciy mujj parce que jigéen dafa vulnérable jigéen ñi aussi nañu am xel mu toll ne bu ñu tasee ñuy wut lu leen di protéger bu fekkee ne yow psychopathe nga doon sëyal wala benn nit boo xam ne xelam nekkatu fa ndax xam nga ne kii di toppe jee nit ba ca kër ga mu bàyyi sa kër dem luye ji foofu moom dëkk fa ngay ñëw di jël téléphone am ay dóor di ci am ay leneen di ci am ba nga koy jam la Papa Thione Seck waxoon rek yor jigéen di ko foowee def ko ne xobu kaani xeeñ di ko këll-këllee ba mu xëy gàddu yu bagage am dem nga topp ko ca buntu làmb ja mbaa ca buntu boîte ba yëkkati mbagg naan c'est ma femme ba nga ko yoree lu teewoon nga téye ko jërëjëf insécurité boobu ñuy waxtaanee wax nañu def nañu focus ci journalistes yi waaye dem na ba dañuy gis sax maison de presse boo xam ne dafa bind bi léeg-léeg mun na nekk lu wóor ñu fekk ko fa saccager maison de presse bi parce que seulement dañu bind kon insécurité bi ñuy waxtaanee bawatul kenn Abdoulaye. wala seulement wax daa am ñu bëggoon nga bind ca la leen neex. waaw nga toog di xaar ngir am information ba wér te wóor. waaw ñu ñëw door say journaliste. door say animatrice fekk leen fañ nekk toj seeni oto menacé leen ba dootuñu génn seen koñ toj groupe de presse ba. àndandoog nag ñëwaat di baalu si am. waaw da nga naan seulement ci ki mu bind. ci ki mu bind. waaw léeg-léeg maanaam. léegi dañuy joxe information ci benn nit. ñu ànd ak moom jóg. ne pourquoi ñuy joxe information boobu. pourquoi ñu bind loolu. te am na kilifa bu doon wax mu ne journaliste. li mu gis ci journée bi rek la war a bind ci listam. waaw dëgg bu wér. mu ne li mu gis ci journée bi la war a bind ci listam. waaw kon te gis ñoom fekkee. voilà. wax na ko sànq. moo tax yemul ci dégg. waaye dafa dem ci terrain dafa dem ci terrain bi. kon xam na. bu ngeen fàttali ko am na benn problème bu fi amoon mixta benn guddi. pourtant bi ñuy woo man ak Ndoye Bane boobu ñu ngi RFM di def thème de la semaine. waaw 3 heures du matin lañ fa dem. ngeen dem. la fa am yëpp ñoo ko filmé ñoo ko fekke yéen a dem. waaw fekke la fa xewe yëpp xeetu te pourtant ñun bi ñu xëyee. waaw dégg nañ ci façon information bu nekk. te pourtant ñun ñi fa demoon lii la ñu fekk lii la ñu gis te keneen fekkuñu fa ba mu jeex. yéen a ko fekke. waaw ñun ñoo jël portable xale yi xam liñ doon waxanteeg ki leen jël ñun ñoo jël portable waa ji xam li mu waxanteeg message yeeg yëpp ñoo ko xam. waa ji yéen la doon sarxu itam. voilà ñun la doon saraxu. bi tout ñun ñoo ko fekkee mais da ngay gis ne bi nga xëyee da nga ciy gis façon information bu nekk kon ñoom ni ñuy def nga xam ne risque bu nekk mi ngi ci dem fekk ji parce que ñoom yàlla dafa tudd seen métier ci alxuraan journalisme yàlla daf ko tudd. parce que moom moo ne. bu ñu leen indilee xabaar. bala ngeen koo génn na ngeen ko vérifier. baax vérification boobu moo tax ñoom ñuy déplacé wu ak tous les risques. pour fekkee ji ko. te yaa ngi koy wax léegi événement day am journaliste bi ñëw pour fekke pour mën a jox nit ñi lu wóor. ñu dóor ko parce que dañu jàpp ne faralul camp boobu te pourtant loolu amul. journaliste fii amu fi benn presse démb yaa ngi def émission am ku bind de gis nga lim commentaire. te pourtant yow miy wax sa aqulaay taala xam na ne da ngay wax pour lu defar mais fii képp koo waxal Sénégal moo naqaree waxee. koo fi daal teraangaam doon noonam. te gis nga Sénégal am na ñoo xam ne bu ñu waree wax Sénégalais waroon nañu fexe fay leen pour ñu noppi waaw am na ñoo xam bu ñu naree noppi Sénégalais waroon nañu fexe fay leen pour ñu wax. dégg naa dëgg. parce que am na ñoo xam ne seen wax agression la. mais tamit ñoom dinañ ñëw ci seen côté parce que agression médiatique bi bëri na. très bien. te bëri na ñoo xam ne lépp ci insécurité. mooy tax agression médiatique. waaw bëri na fii ñoo xam ne agression médiatique ñoo tax bëggatuñoo teg seen tànk ci réew mi. bëri na ñoo xam ne liñ leen di jàng éthique ak déontologie bi ñuy wax. xooluñu ko fenn donte nag ñoom boo toogee boo dee journaliste bu fa benn journaliste toogee ah non suñu mais fekk na. am na ci ñoo xam ne ñi ngi def loo xam ne. ñu mel ni dëgg gu wóor la ñuy def. dëgg rek leen ñor. te gis nga insécurité bi ngay gis nii. li ko gën a alimenté mooy réseaux sociaux yi. maanaam tey xamatuñu kuy journaliste. ñoom foog nañ lu ñu gis ci réseaux sociaux. wala ñu ne ci presse lañ ko déggee. journaliste yi la. foog nañ ne képp ku yor micro tàllal journaliste wax nga dëgg de waaye borom kër gi lu mu wayoon.
bul dégg daal di gëm. voilà wala rek gis rek daal ni moom. dégg-dégg dafa war a leer te gis-gisi daaw dégg-dégg dafa war a xóot te gis-gisi dafa war a leer. dëgg la léegi-léeg nga gis ku toog bitim réew. waaw toog ci gannaaw caméra am. yow peut-être am na ci ñoo xam dañoo dem immigré ji raté seen immigration. toog seen gannaaw caméra naan fii lee fi am. bu nee nii jóg leen songi génn leen mars. dañoo xamul ne ñoom li ñu jaawale dañu fekk ñoom réew mu pare. ñun ñu nekk ci réew mu ñuy tabax. kii nga xam ne da ngaa fekk réew mu pare ak ki ci nekk ci réew mi ñuy tabax nga bëgg a toll la sa bopp ak moom. mais mënuñoo ànd. waaw mais baara ñoom réew ma ñu nekk même su paree pareelu leen. nga xamul tax pareelu leen. fa ñu toog di def live ba naan xale yi di inciter xale yi pour ñu génn def violence ci mbedd mi. néeg boobu yow soo ko xoolee ngunu ginaar la lay nuróol fii ci Sénégal. ñun ñu toog fii ñoo leen di gën a suur. suñu feebaree jarul nga leen di yóbbu hôpital de bindal leen ordonnance njàmpeeg saabu dañuy sangu rek wér. waxkat yooyu foo leen fekk dañuy vraiment ñooñ ñooy ajouté ñoom ñoo ne ci internet bi ajouté xale yi. dem leen def lii warul am fii. lii nangam. te ñoom seen bopp bu leen fi fekkoon duñ génn. mangook Abdoulaye ngeen yàgg bind ngeen lay wax parce que damay maas ndeysaan da nga fa am ay collègues yoo xam ne certainement li ngeen di échanger bari na lool parce que ku xam rédaction xam ne du benn nit rek ngeen yàgg bind li ñu doon laajte tey yi am ay actes yoo xam ne dañ koy teg nit est-ce que bëri na ci ay mag def ko par exemple ñu ne le vieux il a 60 ans moo def ndàngam est-ce que comprendre nga tuuti li ma bëgg a laaj bien sûr dama lay jox juste loo xamante ne mu ngi xew ci biir semaine bi en banlieue du pour stigmatiser leen mais c'est juste des faits fa la xewee échanger xeexoo bi am diggante benn jigéen buy sëy bu am 30 ans ak jëkkëram bi am 70 ans ñu 40 ans moo dox seen diggante. ñu xuloo xeex ndaw si moo si biir xeex bi. moo dem jafandu. ci waaw. jëkkër ji ki am 70 ans. tellement que dafa métti non lu am la tellement que dafa métti woon que ku góor ki dafa mujjee def crise mujjee dee donc yu mel noonu. am na aussi si biir semaine bi koo xamante ne ku jigéen la moom dafa jëloon kii kuddu tàngal ko ba mu tàng di lakk ay loxo doomam bi am 3 ans nee na pour xale bi bay loxom bi muy jël di foowee ay partie intime am gis nañ fi récemment et pourtant waroon na topp xool xale boobu di foowee partie intime am yooyu lan moo ko indi li ñu waroon def du lakk loxo xale moo ko jàngal mu koy def allez-y toujours gisoon nañ temps yi fan yi nii ñu génn si internet bi ndaw soosu nekkoon di acharné wu si kaw domestique am matt ko tëmbal ko ci biir kii ba yooyu loolu ji kii mais dëmb rek ndaw soosu jëkkëram ñu ngi ko doon jugé parce que jëkkër ji moo doon filmé ñee dañu ndaw si moo mujjee dëpp porter plainte jëkkër ji parce que li mu ko doon filmé c'est vrai que jëkkër ji li mu ko filmé loolu délit la jëkkër ji bi ñu ko dégloo nee na moom ndaw si violence bi muy dëkkeek moom déjà moom rek ak en tant que jëkkëram jéggi na dayoo mais dafa bëggoon woon nit ñi également ak ñi ay mbokkam ak yooyu ne nii la nekkee aussi ak bonam loolu moo taxoon mu filmé ko mais ça ne lui donnait pas aussi le droit mu taxaw di filmer scène bi d'ailleurs am na lu am solo loo xamante ne juge bi laaj na ko nee na ko yow yaa ngi taxaw di filmer nee nga dëgg la da nga bëggoon wane kii mais ndaw si ak li mu doon def mënoon na xëy mu rey domestique bi bu boobaa lan ngay wax est-ce que jàpp nga ni ci paanu saabu bi voilà xale bi mënoon na ñun ñëpp tamit jot nañu wax dëgg yàlla image yi voilà donc imagine loolu noonu yëpp mën nañ fi nekk tey bëgg le lendemain di joxe ay cas bi gën a ñàng sa morom nga ne bii la te fii la xewee c'est-à-dire que bu njëkk bi dañ doon toog di naan boo déggee benn cas ñu ne la noo xewewu fii si bitim réew la xewee wala ay étranger la. ay étranger ñoo ko fi def. léegi ñun dañu toog moom laa doon wax benn jour kii c'est-à-dire que réew buy dox ñi koy jiite ak ñi fi ne dañu war a toog di analyser yenn mutation yi maanaam bu ñu toogee jékki-jékki di gis loo xamante ne daaw fi woon am muy am ñi fi jiite ak ñi fi toog ak ñi nga xamante ne war nañ ci xalaat war nañ toog ñu xalaat ne lii lan moo ko waral ñu situer toog nañ chaque fois buy am ñu ne noonu ñàkki la. étranger yi la alors que jéemuñu toog xalaat ne depuis jamono faama ñaan ndaw soo suñu jàppoon daggati ko rey ko dugal ko si ay saaku
nit ñi dinaan noo ay étranger ñàkk 96 voilà 80. après ça il y a eu des crimes odieux yi yeneen bi ci mujj mooy mécanicienne boobu xale bu jigéen boobu ñu rayoon fii daggati ko sànni ko si biir kii wax nga dëgg fii la xewee ñu ni neen la mais est-ce que toog nañ benn moment ne te gan raxagu ci de yi nga nettali kenn raxu si ñu am ni na neen beneen la xale bu jigéen bu dëkk Ouest Foire moom itam mooy ki ñu woowoon moom bañ na ko ba yëre fanaanukaay la sol kon ki ko yóbbu ki ànd ak moom ba rey ko ku ko xam la xam na ko bu te dañ baax ko rey moom tamit rey bu ñaaw xam na ko ay crime rituel daf fi bëri lool mais li am solo mooy que lu mel noonu bu amee taskatu xibaar yi war nañ def seen liggéey nguur gi war nañ def seen liggéey psychologue yi en tout cas ñëpp ñi nga xamante ne seen xel war nañu toog war nañu créer sax benn cadre voilà ñu am ay réformes sur ça xool bu ñu ko defoon dinañ toog di naan il faut ñu taxaw nag parce que li ñu doon jiñ ñenn ñi dafa mel ni fi mu ne nii ñun la le mal il se situe à quel niveau est-ce que ñun lii nga xamante ne muy xew xale yi ñoo koy def mag ñi ñoo koy def góor ñi la wala jigéen ñi la lan moo indi sabab yooyu ñu jéem a situer à partir de là dinañ mën a am les solutions jël ay mesures yi mais defuñu ko lan la ñu def dañu bàyyi justice lépp lañu jël ñu bàyyi ko ci justice alors que la justice rôle am premier du jël nit ñi dugal leen kaso wala kii du loolu mooy rôle premier am kaso mooy li mënta ñàkk loolu mooy voilà mooy lu mënul ñàkk justice daf lay c'est pour ñu jéem la redresser waat maanaam bu ñu la fa yóbbee nga toog mën a ne man kat li ma def nii ndekete waru moo defee woon nii ma jéem a changer waat nekkaat leneen mais c'est vraiment pour bu ñu demee ba mooy li mujj mooy tax ñu jël nit ki tëj li sax ba lay tëj yenn kii yi mais le fait que tooguñu ñu kii si moo tax après violence bi day kii mais pour ñu mën a xuus si insécurité bi ak violence yi il faut ñu taxaw ñu def la part des choses sur ñaari fait maanaam kuy wax si insécurité dafa am insécurité boo xamante ne moom la ñuy mooy xew ay junj na ko sànq ni mooy xew dans un cadre restreint moo xam cadre familial la moo xam si cadre kuréel la et cetera en tout cas si foo xamante ne milieu bu kii la restreint la ak boo xamante ne mu ngi xewee ci tali bi bi ñuy mën a ŋaññ te loolu waxoon naa ko fenn benn jour te loolu mënuñu ko baal force de police yi ak gendarmerie mooy bu ñu toogee di gis ne que defkatu ñaawte fii ñu ngi yor seen i ngannaay di dogaale nit ñi di leen kii loolu di mel ni tous les mal chaque jour ñu koy dëgg loolu mënuñu ko pardonner lépp li police li gendarmerie bu dee loolu nag bu boobaa parce que bu boobaa day fekk ne loolu bu amee day fekk ne ñoom fayir nañ seen loolu par contre bu fekkente ne am na violence bi nga xamante ne seetlu nañ ne temps yi moom moo ëpp mooy violence yi xew dans un milieu restreint ma toog jékki-jékki sama dama bëggoon ndekki sama cousin séeréer bi wala tukulóor bi jékki-jékki ma ñëw mu gis ne lekk na mburu bi les gens sont tellement sur les nerfs ma ñëw taxaw mais lan moo tax nga kii alors au lieu que ma dem jël 100 francs dem jëndi pain bi ñëw taxaw commencé si biir kër gi foofu la ñuy commencé jàppante xeex xuloo ma dem jëli paaka systématiquement léegi loolu et puis léegi li ma gën a jaaxal mooy koo waxal mun la dinaa la rey subhanallah dëkk bi léegi koo joteel benn baat non man nag li may am fit boo ma koy wax ma la fay bàyyi dem parce que dama jàpp ne léegi xam nga dama fi tooñe woon benn baat man leen Iblis dafa ñëwoon ba ci kaw kiiwu Abidjan ba mu ne fa copp taxaw yónni sët bi mu wàcc Sénégal léegi nag dana ko ñibbisil man ma demal sama bopp parce que dinaa la rey ñaare léegi ñi koy wax ñëpp bu ñu reyul it rey a ngi ci seen xel gis nga émeutes yi fii amoon temps yee passé yi man bëgguma sax di ko tudd lu bari mais ci ngay xamee ne ndekete violence bi nelaw ci suñu askan bis bu yeewoo ñu gis buy xam nga yaa ngi wax sànq nga ne dañu war a toog ñu xoolaat ko mais est-ce que hémorragie bi eggul foo xamante ne amputé tànk bi rek a fi des mais garo dootul tëyee ci deret ji parce que dagg-dagg bi sori na trop te ba léegi ñun conscient wuñu ci que ne dagg-dagg bi sori na ku ñu fi rey sa mbokk looy wax yàllaa ko dogal bi sama jot saa su mat la mënu koo romb wala yàlla mi ma ko joxoon moo ma ko jëlalaat mais yàlla bindul ci fan weer rey ci fukk ak juróom dafa am ci loxo ku mu jaar te kooku mu jaar nit la maanaam faaw ñuy teg ay sanction suñu réew mi ma bàyyi la balaa ma bàyyi la kàddu gi balaa ma dem ci baara waaw sanction yi lu baax la parce que réew bu amul ay texte de loi yoo xamante ne mooy réprimer ku nekk dana def lu ko neex doomu buur bi dina defe ne man doomu buur laa bu ma neexee kii am na jabar kii sama yoon newu ci kee dina defe ne war na dogale kii gaañ ko agressé et cetera mais pour man sanction bi njëkk bi ñu war a def dafa warul nekk sanction en termes de répression dafa war a nekk benn pédagogie boo xamante ne dañ koy mettre en place mu commencer ci biir kër yi
bu ñu jógee kër yi ñuy dem parce que si à la base defar nañ bu baax muule nañu le jeune muy màgg niñ ko muule bu koy génnee noonu si mbedd bi dina wàññeeku mais da ngay gis benn affaire bu ma marqué ñu ngi waxtaan yi ak violence u navétane yi da ngay gis ñaari équipe yu dend na am football suba. waaw tey quartier bi kenn du nelaw. xeex yi fii police ñëw xeer kërëb balaay match bi di am suba di nga dëgg 5 blessés yóbbu nañ leen hôpital. wax nga dëgg. te avant match bi ñoom ñoo doon demandoo seen kër yi kii di añee fee kii di añee fii. wax nga dëgg. loolu bi xew match bi di ñëw nga dëggaan mu gën a garaaw mais après question bi jar a posé wu mooy xanaa koñ boobu ay xale rek ñoo fa dëkk est-ce que ay waajur newuñu fa est-ce que ay imam ay sage newu fa. bi li demee bay tàmbali. lan mooy rôle waajur yi fa nekk lu tax ñoom du ñu woowante seen biir ñëw toog ne ñun ñoo yilif xale yi. wax nga dëgg. war nañ mën a toog jéem a xool ñoom ñu comme xale yi. wax nga dëgg. mën nga jël kàddu gi nag. li waaw comme xale yi. xam nga nit. lan moo tax mala dafa juddu tey dem doxi soxlaam. nit juddu tëdd ba mu jàng toog jàng raam ba jóg dox loolu boo koy xool da ngay foog ne. mala bi nit ki dafa am retard par rapport ak mala bi mais nit ki dañ ko doon préparer di ko wax na àddina étape par étape la. processus la waaw. processus boobu ñu jaarale nit ki. mala bi bu demee ba mat kuy dañ koy jàpp yeew. nit ki bu demee ba mat góor day génn faji soxla ñëw. waaw. waaye léegi bu nit ki demee ba mat góor ñu mënata ko indil ay waajuram amul ñaari retard ki war a génn dem faji soxla ñibbisi ñu mënate ko indi. xar mi moom bi mu juddoo daa doxi soxla mais bi mu matee góor dañ koo yeew kon dañ lay won ne nit da ngaa war a nit sànq daf ne bu ñu demee ba agresseurs yi di agressé ci mbedd mi kon police exemple dañuy fayir seen mission mais parents yi fayir seen mission ba agresseur boobu génn yor jaasi ci mbedd mi di agressé al amin bi ñu ko waxee état islamique dana d'accord na ñu ne ko mais état islamique moom mun a déedéet nañ yaru ku ne ci yaru islam nit ki bu fekkee ni ngi dund islam jarul kaso di am mu ne te loolu rek état islamique amul muy chrétien beeg muy jullit bee ci yam ku ci dund sa diine normal jarul kaso di am loo koy doyee ku ci dund sa diine li la sa même ñun suñu aada ak suñu cosa amul kenn boo duggee ci sa aada mun la demal fekk mami këram dóor ko jël li mu yor amul ci sa aada rek amul dëgg la kon bu fekkee ne mag ñi nga xam ne ñoo ne ci koñ bi war a defar koñ bi ñoom ñoo gën a violent xale yi parce que saaga yi ci seen gémmiñ lañ ko déggee wax ju bon ji ci seen gémmiñ lañ ko déggee soo yónnee cigarette sa doom nga koy yónni da ngay toog di tux leneen sa doom di ko gis mais ku ko ne lii bon na du ko gëm ngay def kirij karaj ak njubur ak jëw mami sa doom ak mami benn xale bu ndaw bu ñu tabaxee jàkka ji ci koñ bi yéen paa yi yéenay xeex ñooy xeex pour sangum néew mi yéenay xeex pour def ko. waaw xam nga loolu tam beneen question la imaama jar na moom dafa dugg sax fu am solo trop. wuy ko ma ne ko ndax imaama jar na xeex. mu ne ma déggoo ba bàyyi ili bañ ko ne doo jiite jumaa ji mu ne ma teggi may tiwil ak may faneetar. xanaa jumaa ji ba amuti tiwil amuti faneetar mais dañuy wax insécurité. insécurité bi ngeen war a njëkk a jóg taxaw. ndeysaan te muy boo xam ne waruñu ko war a mën a baal. ñu yor autoroute à péage bi. autoroute à péage bi dafa cher ci ñun sénégalais. insécurité te ñi ngi fay def suñu xaalis bu dul jeex. boo ko weddee laaj ko ñu jàppoon ne këru Ndakaaru yi dañoo cher ba ñu génn dem ci yeneen quartier yi li ñuy fay actuellement double bi la ñuy frais pour mën a ñëw. autoroute à péage bi li fa nekk ci insécurité ñi ngi nelawaale góom boo xamante ne. bis bu yeewoo yaay dawal sa oto ba yàgg ñu kar la ay xeer lañ lay sànni. non ci kaw passerelle bi la ñuy taxaw. wala ñu taxaw ci kaw passerelle bi cëppeelu sa kaw. nen la ñuy dóor ci pare-brise bi. xam nga buñ ci dóoree nen day lënd. démb rek am na benn gang bu ñu jugé chambre criminelle. ñoom ñu ngi dëkkoon fi ñu naan cité imbécile. waaw dégg nañu cité boobu. li ñu doon def mooy dañuy xaar bu guddi. ñi si gën a bëri nag pour gang boobu ñi si ëppoon. du ñu ay sénégalais par contre. ay waa sous région bi la pour bañ a joxe ay turu réew. dañuy xaar ba xaaju guddi ñu ñëw si passerelle bi nekk côté HLM. yore seen i xeer yu bëri. xam nga fi mu nekk nii autoroute bi ku fay jaar ak yenn heures yi guddi. ay xel ngay daw. non fi mu nekkee wéeru tut moom. dañuy jël seen i xeer. tëmbal ko si kii bi. sa maanaam bu ñu la séenee ngay ñëw dañuy jël xeer yi commencé tëmbal. donc yow par force voilà par force da ngay wàññi freiné.
moment bi ngay freiné pour tiital la dañuy jël xeer yi nag sànni ko sa oto bu ko defee yow lay xalaat mooy jékki-jékki freiné wàcc oto bi ne tef daw taximaan yeeg auto particulier bu ñu ñëwee ñu xool li fa nekk yëpp buub yóbbu bu ñu la mënee dàqi jàpp la ñu dàqi la jàpp ñooñu démb dañ leen doon atte si kii bi lu mat une dizaine de personnes ñooñu noonu si parce que daaw la woon defe naa rey nañ benn taximaan boo xamante ne si HLM boobu la dafa ñëw ba foofu si côté HLM bi côté autoroute bi foofu la doon gaari taxi xam naa dëkkul fu sori fi mu gaaree fa lañ ko fekk jël xaalisam jàmmati ko yóbbu ku jëlee xaalis ci yaa xayti bu jarul jamate yow jëlal xaalis bi rek dañ ko jamati maa ngi nuyu sama benn càmmiñ bi nga xam ne mas naa ko fi wax defe naa mami ba mu taseeg agresseurs yi ñu di ko agressé daf leen teel yaa ngi ree daf leen teel a wax xaar leen lan ngeen bëgg jël leen sama lépp ñu jël léppam jël sebago yi jël chemise ba jël portable jël lépp mu ne leen léegi laissez-moi dimbali leen ma rek laissez-moi mais xam nga boobu day fekk nga tase ak ñu xaw a lusut mais am na ñoo xamante ne seen degré de simakaani bugsu fa muy yegg maanaam ñooñu la ñu sóolu dëgg la nekkatuñu ay nit dëgg la Diop maa ngi la koy wax ne la Ndeye Soukeye Gueye bu APR bi nekkoon Thiès xam naa yéen war ngeen ko bind ñu ngi koy nuyu bu baax moom presque dafa ñëw di tuxu si Dakar pour ay jàngu doomam xale yi defuñu fi ñetti fan xëy di dem pour inscrire rek yooyu saak bi ñu defoon xaalis bi lañ doon dagg tax dañu faat doomam bu góor ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi koy gis ci dëkk bi te après fan la enquête bi di mujj. mami ki mën a fekk accident scooter waa ji daanoog scooter bi léegi. muy jeex ay poosam ñu summi dàll yi tekki ceinture bi lamb ay poosam fi mu tëdd. ijam loolu kay dal na sax néew. waaw néew tëdd na sax lu koy sax. ci yoonu Touba bi am na doomu kilifa gu mag gu fi defoon accident bu méttee fekk xaalis bu bari la jóge woon jëlee woon Touba jëm si Dakar am projet bu mag bu mu nekkoon. bi oto bi defee choc ñi génn ñëw ci choc bi. kenn ki dafa jël téléphone bi jël xaalis bi ñi àndoon. waaw mais bi mu paree dafa xool dernier appel bi mu doon waxal mu woo ko ne ko allo mu ne ko ki yore woon téléphone bi de def na accident métti ñi ngi nii tëdd woo nañ sapeur pour ñu jël si leen téléphone beeg la ci àndoon nag jël naa ko jërëjëf ne ka rek fay téléphone bi. mami nga ni la. téléphone beeg li ci àndoon jël naa ko. ne ka rek fay téléphone yu mel noonu yu si gën a bëri ñi koy def Barak Mami ñoom wax nañ ko sànq du ñu ànd ak seen sago. en général ñun yi ñuy jot a bind crime crapuleux yi ngay gis yëpp yi si gën a bëri amuma chiffre nii mais mun nañ xayma à peu près ne à peu près 80% ñi koy def amuñu lucidité dañuy ñëw guddi gi la ñuy toog woowante bu dee ñi nga xamante ne en gang la bu am na ñoo xamante ne en solo la ñuy dem mais dans tous les cas balaa ñuy opérer dañuy dem déjà si baar yi dem naan ba pare ñenn ñi dañuy naan boole ci jël yàmbaa ji wala yeneen drogue dure ba pare ñu soog a mën a ñëw mais bu ñuy def loolu duñu moo tax day ñaaw bu seen crime mais heureusement que quoi qu'on dise tey suñu force de l'ordre yi muy force police ak gendarmerie am nañ force de l'ordre yoo xamante ne amuñu dara ñu ñuy ñëwee si biir sous-région bi en tout cas si seen wàllu liggéey gis nañ fi junj nañ ko sànq affaire u taximan bi biñ ko reyee point E lañ ko reyee fii le même jour la ñu jàpp ki ko reyoon jàpp ki mu dënkoon téléphone portable bi pour ñu jaay téléphone portable taximan bi alors que ñoom ñaar ñooñu kenn bokkuñu sax fu ñu dëkk ñoom ñaar ak yeneen crime yoo xamante ne dernier rapport bi nga xamante ne police génnee na ko pour def bilan am mooy dernier semestriel maanaam janvier ba mois de novembre bi ñu génn nii taux d'élucidation bi nga xamante ne ñoom génnee nañ ko ñu ngi woon à 99% maanaam 24 cas de crime yi amoon 23 yi ñoom jot nañ ko saytu ba jàpp ñi ko defoon leeral ko gendarmerie seen côté également gis nañ ne bi femme bi ñu reyoon mécanicienne bi biñ ko kii woon fële jàpp ko daggati ko mais dañu toog si fan yi si teg la ñuy jékki-jékki dem gis ki nga xamante ne moom moo ko defoon alors que boo xoolee enquête bi ni mu demee c'était pas évident du tout parce que ndaw si balaa mu doon yegg si ki nga xam moo ko rey jógewul këram dem directement foofu dafa am fu mu jaar am ay ñeneen ñi mu gisal digaaleel et cetera donc yooyu yëpp day rendre compliqué enquête bi mais malgré ça gis nañ ne que en un temps record jot nañ ko kii moo tax bu ngeen seetloo fan yi yëpp ñu ngi gis ne que police mu ngi yokk ay commissariat yéen a ngi gis ay inauguration Tëngéej démb defe naa la inauguré posam bu bees Sicap jàmm gën Sicap Mbao am na ñoom it benn kii foofu dama fay taxaw tuuti pour wax ne que ñoom malheureusement dañoo tàmbali rek am benn cas bu ñu am parce que dañu seen éléments yi ñoo wàccoon si guddi dem def patrouille dajeek ay ñu yor yamba ñu jàpp si ñaar
bu ñu leen di yóbbu ne dañ leen di yóbbu xale yu góor ñeneen ñoo génn song policiers yi bañ gaañ si ñaar. alors que commissariat baa ngi door a tijji. kon léegi ñoom xam ñoom kon des loolu dina leen motiver. léegi kaay. ni ñu leen dalalee rafet na trop. encore day tax ñu gën a. dalal jàmm bee rafet lool. gis nga Jeeju faaw ñun ñëpp dañuy war a góorgóorluwaat yëf bi man la yow la mami la keneen la. parce que damay faral di dégg ñu naan bu xale sikkee sax ñu ne maxalaa ndeyam a ko yàq. maxalaa kenn yaru ko. figurez-vous que am na kër yoo xam ne dañuy yar seen doom yi ba tëdd ci suuf mami. nga juddu rek nekk marem biraanu kër. mais est-ce que xamoon na jaaxal sa askan. mais est-ce que xamoon na ay moromam ñi mu doon àndal. parce que en général ñu ci ëpp mooy li maam Cheikh doon wax na xale mooy yar xale dana des na tuuti ci kanam mag mënatu la yar xale. kon xale bi nee na il faut nga xam ñi muy àndal ñan lañu. mami day yar doomam awa yarul doomam. te ñu war a daje ci mbedd mi ñu war a daje ci mbedd mi dégg naa la. ba pare mu ne ku am kilifa doo gàggantikoo ci mbedd. te ba pare mu ne mbedd maa ngi ci biir kër gi mbedd bi mooy internet bi. ñañ fay taseel xamoo leen. da ngay gis benn xale bu tëdd néegam di wax bay xàqataay ña muy wax yow xamoo leen mosoo leen a gis. da nga nekk ci kër xuloog ñëpp namatoo ci kenn. parce que yow am nga beneen monde bu dugg si sa biir kër. te encore xam nga des fois li tax ñu naan pour mu kii ko chiffre bi rek. diggante janvier ak novembre. li ñu jot a jàpp si ay defkatu ñaawteef diggante janvier ak novembre rek. mu ngi toll si 21 358 personnes. 21 000 jeunes. jeunes ñi si ëpp bokk ay jeunes lañu si ñooñu. am na 261 ñoo xamante ne ay étrangers lañu. ci 21 000. milliers. si ñooñu noonu groupe boobu noonu. ñi nga xamante ne maanaam liñ leen tëyee amul benn motif boo xam ne mun nañ tax ñu bàyyi leen maanaam dañ leen déférer inculper leen placer leen sous mandat de dépôt seen xayma mu ngi toll si 16 255 personnes. maanaam def nañ. alors boo xoolee chiffres yooyu. mais da ngay naan te li ci ëpp nag ci yooyu c'est réew dëkku taax yi la. Dakar nag moom moo ëpp ci tiit na nee na ndax jigéen ñaa nga ca. jigéen ñi am pagay bëri na ci tey de mosuma ko. jigéen ñaa ngi si démb nee naa la gang bu mag boo fi dégg rek am na nday bootal. ah bien sûr ni muy amee sëriñu bootal noonu la amee nday bootal. sëriñu bootal xanaa day toog di encaisser jóg. agresseurs yu mag yi dëggantaan borom gang yi dëggantaan ñoo dàq takku ñëpp. dañuy takku dañuy weexal. nga ni am na ci ñoo xam ne tey boo leen jàppoon yéegal leen ci oto bala moo tàkk nga dagg liñ tàkk. policier yaa ngi may dégg. mais gang buñ fi jàppal nañ sëriñ ba. dañ koy jàpp. gang buñ fi daaneel rek am na sëriñ bu ci nekk. loolu fédé laa leen koy jox pour dëggal am na benn bandi boo xam mu ngi kaso fi mu nekk moom mu ngi tudd Thialé. Thialé si jamono ju mujj gi. parce que amoon na ñoom ino ak yooyu. jamono ju mujj nii. booy xayma bu dee dañu war a xool kuy bàkkoo ne man may bandi dëgg. Thialé kenn warul mën a taxaw bàkku si kanam. Thialé biñ koy jàpp ñu ngi ko jàppee Tivaouane Peulh fekk na wër nañ ko wër yu bëri. mais biñ koy jàpp dafa taxaw di tiiranteeg policiers yi. di daw di dugg di laqatu bu jékki-jékki tiir ba ñu bu demee ba balam yi jeex si la taxaw def nii. policiers yi ñëw door ñëw téye ko mais Thialé li ko jaaxal téyam boobu moom dafa ne. liggéeyam sëriñam bi moo yàqu. parce que Thialé bu defoon coup moom ay banque la doon faral di kii ak ay microfinance ak yooyu. bu defee coup 5 millions. 3 millions yëpp ay sëriñam la jël ay Guinée Bissau ak Fédou. day takk ba jëlaale turu commissaire yeeg inspecteurs yi nga xamante ne. takk teel la ñuy takk. xam nga ki jël turu commissaire yeeg kii bawul juge bi. moo tax massa coono ñooñu tam. am na juge yoo xam ne riiru tribunal bi gisoo sa waay li mu doone bu ñëwee takk kii ba parce que dañ koy liggéey. am na juge yoo xam ne bu ñu amee cas bu mag dëggantaan dañuy feebar. jënd may dégg wala ñoom dañuy dem sangu ji. non mais seen liggéey dafa dañuy am bootal tellement que seetluwoo gang bu mag bu ñu daanoo ba dugg kaso ba génn. li ñuy njëkk def mooy wutiwaat xaalis xam nga lu ñuy def. parce que dañuy ngemb jiwaat booy dugg kaso sa lépp toj na. boo duggee kaso sa gàllaaj toj na. ak ku la mën di takkal. booy dugg sa gàllaaj di toj loolu doo nga tax ñuy moytu seen moytu bu metti bi de. am na ci ñoo xam ne tey boo leen doon wër gàllaaj googu nag léegi presque amatul Sénégal. mais am na ci ñoo xam ne yi ñuy yor di ko sol muy gilet faaru mbaam. boo leen demoon ba jub leen mën nga leen a bañ a gis. gilet faaru mbaam la noo jiital. foo leen fekk moom la ñuy jiital kon Thialé dafa wóolu woon tellement kii woon que moom buy opéré du xaar guddi moom bëccëg ndar kam lay ñëw song kii benn microfinance. te scooter lay jël. maanaam bëccëg ndar kam Thialé lu muy attaqué guddi woon bëriwul
moom bëccëg lay ñëw nii tellement dafa wóolu kii wam gàllaajam bi ko police mujjee jàpp fay dafa ñëw dafa dem bay naan waa xanaa Cobra ne bon Cobra ay nom de code la quoi pour wax la ne kooku dafa miin police miin kaso ba dafa xam sax ay code gis nañu dinañu yóbbu ci benn reportage bu ñu gisoon sunu xarit Marie-Louise Cissé defoon ko am koo xam ni moom daf ko jotoon a miin ba ñuy sympathiser ndeysaan di waxtaan Palaay di échanger kooku mooy Palaay mi ngi Total moo ëpp perpète ci Sénégal moom moo ëpp perpète ci Sénégal mooy Palaay moom dem na ba ne leen bu leen neexee ubbi leen ma génn ubbi leen ma bàyyi ma fu amul bunt parce que bu ngeen ubbee du ma génn ndax ku ñàkk fay daa may rey ndax su ma génnee day bàkkoo maa rey Palaay moom demul fenn ma nga Total toog jàpp njàmm xale yi àndoon ak moom ba am 17 ans defaral nañ ma tableau bu am Cheikh Abdoulaye bu rafet a rafet yàlla na ma yàlla dimbali ba bu leen delluwaat jot nga aussi dañuy waxtaan jot nga aussi côtoyer jigéen yi nga xam ne dañu nekk ci prison yi ñaare bu dee jigéen yi la mun nañu wax infanticide bare na lu mu fay yóbbu ay jigéen mais ndax jot nga côtoyer koo xam ne wax dëgg yàlla da doon def infraction yu nu mel nekk ci système bi jot nga ko dund. am na ci ñoo xamante ne nii ay li leen ciy dugal nag ñu ci ëpp mooy dañuy ngorowante ak koo xamante ne day yor gang. d'accord dañuy dem ba ñu ngi nuyu suñu papa Diallo bi nekkoon naka la tudd Saam. waaw mooy boutique bu mag bi ñu tojoon Saam. bi ñu koy toj jigéen la ñu yónni. jigéen boobu bi mu ñëwee dafa daw dal ci kawam ne ko ñii dañ ma doon agressé fi mu koy tëyee fi lañ ñëwee di ko song ba far mu ñàkk ci bakkanam ndax dañ ko dóor bal demin bu ñaaw dama xam ay doomam moo tax ndeysaan bëgguma yeewaat métit boobu tellement que jigéen ñi dañuy bokk ci gang yi ba sori ci lool am na ci ay jigéen yoo xam ne dañuy dem ba boo leen dee xool ay góor nga leen di jàppee parce que ñoom yoratuñ sax daray jigéen fan mais am na ci ay jigéen ñoo xam ne ñoom seen bopp ñoo am seen violence bopp ñoom dañu violent foo leen fekk dañuy def lu metti dañuy dóore am na ci xale bu jigéen boo xam ne maa ngi koy nuyu xëy na mi ngi seetaan wala ay mbokkam nañ ko dégg léegi daa bàyyi dóoraate moom Parcelles la nekkoon moom noo tudd mu dóor foo dëkk mu dóor ku mu romb dóor la dóor ba góor ak jigéen ñëpp lay dóor njool la mu yegg ca kaw dóor ba dóor doomu commissaire bu retraité waaye ci la demee tëddi bi mu génnee nag léegi daa bàyyi dóor yi kuy xeexati moo lay àtte très bien xam nga li tax ma wax ko jigéen yi dama koy wax ñaari anecdote yoo xam ne benn bi dama dem Afrique du Sud jógee Johannesburg dem Pretoria ma luyee taxi bi ñu génnee rek benn xale bu jigéen arrêté mën na ko yóbbaale ko comme day dem faalewu ma waa ji faalewu chauffeur bi ñu dem bay dugg Pretoria mu génn carte mon ne ma man inspecteur de police la ne ma kii boo ko jëloon fi muy wàcc lañ lay agressé moo jógee waat Afrique Sud ñëwaat Nigéria jëlaat taxi man dama taayeeloon dawal fu mu mooy bëgg a jël taxi ma jël taxi même chose waa ji faalewu ma ñu dem ba kii mu ne ma man adjudant chef la won ma carte am ne ma kii boo ko jëloon fi mu lay wàccee fa lañ lay agressé benn jour nag ma jóge fii di dem Thiès oto bi ma jël benn xale bu jigéen arrêté waaw chauffeur bi na ma jël ko ma ne ko bu ko jël waaw kundo bi naka ray sa maam boo seenee lu ñuul ma ne ko bu ko jël mu ne ma yow ma ne ko non bu ko jël après ma expliqué ko ñaari kii yooyu mu ne ma wax nga dëgg ma ne ko mu ne ma après moom ci boppam mu ne ma wax nga dëgg parce que man am na suñ benn xaatu chauffeur boo xam ne ci nii lañ ko agressé xale bu jigéen bi ko jël dafa dem ba ci yoon bi dal di commencé yuuxu ne mi ngi ma daf ma doon sàkku nee na fi mu waaji fi mu gaare rek la ay booy ñëw wër ko dal ci kawam jël li mu yoroon lépp te loolu dafay am na beneen insécurité bu am fi mu nekk nii neexut a wax muy cant yi par guddi koñ quartier bu cant am guddi googu insécurité totale moo fay am ndax dañ cee teg suñu bët di ko gis dëgg la amoon na cas sax d'ailleurs boo xam ne dañoo jàppante ak policiers yi waaw parce que gars yi dañu ñëwoon après buñ ñëwee yu mel noonu dañuy laaj kan mooy responsable bi jëwrin bi nag moom la gars yi ñëw ñu ne ko moom mooy responsable yi ñu ñëw ñoom liñ ko foogee mooy que dañu tëye jëwrin bi alors que ñoom dañu ñëwoon pour ànd ak jëwrin bi parce que mënu ñëwoon waxtaan ak moom foofu pour dem ak moom pour xamal ne ko li ngeen di def nii d'abord amul woon autorisation ensuite tapage nocturne la du loo xamante ne mun na kii et que yow comme yaa yor kàddu boo demee nga wax ak moom mais ñi mu jiite ñoom ñoo defal ne suñ jëwri nañ yóbbu ñu xeexal police moom lañ naan ñi gàmmook ñi raas mais fi nga wax noonu par rapport ak jigéen ñi foofu laay ñëw ci yow waaw alors dafa am solo déjà ñoom dañu dem seen implication si fait délictuels yi ak même criminels yi dafa dem crescendo c'est-à-dire que bu njëkk ba jigéen ñi liñ leen doon gën a gis moo doon recel de malfaiteur maanaam dañuy toog ñu am ay coro kii junj na ko sànq ay coro lañu voilà ay coro yoo xamante ne ay defkat lañ donc ñooñu bu ñu demee def ñoom lañ koy jox ñu ñëw ñu denc
moo xam xaalis la wala takkaay la ñu dem di ko jënd ñooñu buñ yenn saa yi dañuy dem ñu rey nit ñu ñëw donc dans un premier temps si loolu lañ doon gën a gis recel de malfaiteurs wala buñ defee ñu leen di wër ñoom ñoo leen doon jël ñu denc leen ba ñu leen kii ñuy dem ñuy progresser ñu dem ba nga xamante ne si organisation yooyu dañu dem ba commencer émanciper wu bokkoon émancipation bi jigéen ñi di wax newul rek si kii bi dañ ciy jël ay yëf ñooy dem ba ci kii liñ naan jigéen ñi dañu war a dem ci bërëbu dogalukaay voilà léegi dañu doon dem ba ñuy bokk mais tâches yi ñu doon am tâches yi du woon directement tâches yu góor yi doon am ñoom tâches yi ñu doon am ay tâches yoo xamante ne c'est ay pièges la doon nekk ñoom ñooy ñëw piéger nit ki wala ñëw pour inspecter ñëw nañ bëgg a attaquer am na benn poste bi ne woon Thiaroye atam bu ñu koy attaqué xale bu jigéen bi la ñuy yónni moom moo ñëw xool def description bi vigile am na fii nef na nii ak nii ak nii mu soog a woote xool gars yi wéet na pour ñu ñëw am na ci boo xam ne xale bu jigéen bee dem liggéey ci kër gi ba mën leen a partager clé yi voilà donc plus en plus ñu doon dugg mais ñu dem ba ci biir ñu gën a émancipé waat ñuy dem bay bokk léegi ci crime yi ensuite ñu dugg ci biir drogue bi bu baax bi ñu duggee ci drogue bi nag dañ fa duggewuñu fa en tant que baron mooy ñam maanaam chef yi kii bi jigéen dafa léppam du brut jigéen contrairement ñun jigéen day respecter étapes yi hiérarchie waaw bu ñuy ñëw ñoom ñëw ne jóor ñi dañuy kii dañu ñëw ñu nekk li ñuy naan ay mule maanaam am naa cocaïne boo xamante ne man dama koy jël di ko yóbbu Europe mënuma ko yóbbu mais jigéen ñi lañ ko doon jox ci loolu li tax ñu ko doon ñu taamoon jigéen ñi parce que ñoom si ni ñu bindoo dans un premier temps mënoon nañ dugal drogue bi foo xamante ne d'essence mënul la permettre bu fekkante ne jigéen na fa nga ne da nga koy fouiller bu ñu amul woon scanner yi xaw ma nu ñu koy woowee donc loolu nag taxoon na mule yi mu amoon succès trop jigéen ñi dañ doon rawale drogue bi comme pas possible maanaam plaque tournante yu bëri li tax mu doon plaque tournante si ay réew jigéen ñi ñoo ko indi woon ndax niñ doon yóbboo kii bi mais bi gars yi demee bi indi ay yenn bànqaas yu tegam yooyu si lay commencé changer donc jigéen ñi boo xoolee daf seen participation si kii yi dañ cee raam dañ cee tarbiyu moo tax nag léegi dañu dem nag ba mokkal foo dëgg ne jigéen mu ngi si benn gang en général si yi ñu jot a xool gang boobu day redoutable day redoutable très bien ñu ngi wax ne ci principale cause insécurité yi bokk na ci pauvreté d'accord nga ci loolu bu baax très bien parce que pauvreté boobu day indi benn lien Baara wax na ko sànq mooy drogue bi ñu tudd sànq parce que pauvreté bi boo ko waxee mooy ñàkk déjà xëy d'accord ki am xëy am liggéey bu baax mënoo ko tudd ci mbirum pauvreté jërëjëf alors ñoom boo fa nekkee ci pauvreté boobu da ngay vulnérable maanaam da ngay nekk à la merci dealer bi nga xamante ne mu ngi ci koñ bi di wut xale boo xamante ne dina ko mën a jox manipuler ko waaw alors loolu moo tax ba boo xoolee benn moment zone de bëgguma le nom banlieue zone yi nga xamante zone périphérique yi ñoo ëppoon côté drogue parce que ñoom ñoo pauvreté bi si ñoom la ëppoon très bien nga jël yeneen zone yi nga xamante ne mooy gën a sensible mooy zone frontalière yi comme boo demee ay côté Mali frontière Mauritanie Casamance ak frontière ak Gambie donc yooyu yëpp dafa nekkoon loo xamante dafa vulnérable tey boo xoolee fi drogue bi ëppee mooy li ñu naan corridor malien très bien depuis Kidira ba Thiès fii nag moom mooy mbëbës bi Dakar mais kii bi la ba Thiès mais mu ngi jógee Ghana le corridor malien très bien Ghana lay jógee mu traversé Burkina ñëw Mali ñëw fii ou bien mu jógee Ghana jaar dëkk Sawaaji Nigéria et puis jaar mu la ca nekk yëpp mënuñu ko wax mais tey am na loo xamante ne def nañ ko voilà maillage bi mooy que OCRTIS mooy office bi nga xamante ne moom la ñu jël pour nga kii te commissaire Ndiara Sène di ko diriger dañu yokk maillage bi tey te am na loo xamante ne dama ko bëggoon jàllale fii parce que dañu def lu innovant jàllale ko moo tax ñu woo taskatu xabaar voilà mooy dañu am benn numéro vert boo xamante ne dañ ko def à la disposition population bi maanaam tey man bu ma nekkee sama koñ te ñu bëri dañ koy ñaxtu gis ne koñ bi yëpp xale yi dañ fay nekk di tux boon di dëj wala sax di jaay dañuy ragal dem police ne dañ may woolu ne ma lew si kii dénoncer léegi dafa simple da ngay jël le numéro c'est le 800 00 00 12 12 12 12 800 00 12 12 waaw 800 00 12 12 waaw gis nga buñ ne allo ñoom duñ la sax laaj sa tur
yow lañ la laaj oui vous appelez pourquoi. nga ne leen damay woote parce que bërëb sangam bi mu dëkk. waaw lii ak lii moo fa xew. Karaj. très bien soxla nañ ko ni connu. 800 dañuy ñëw 00 12 12. ma bamtuwaat ko 800 00 12 12. ku gis lu la jaaxal sa koñ loo xam ne wóorul. mën nga woote. lu mel noonu la moo xew Kolda bi ñuy dénoncé benn gang bu bees bu fa amoon di def affaire drogue. waaw 54 kilos la waa OCRTIS xam nga dañu am ay antennes ci région yi. 54 kilos yoo xamante ne ñu ngi ko doon dugal ci dëkk bu ndaw bu toll ni Kolda. mais ñi ko di leen dénoncé numéro bi la ñu kii. jërëjëf policiers yi wàcc ci jàpp. très bien ñun daal kontaan nañu ci liñ la fi woo. bi mu dikkee mami wane na ne wax dëgg yàlla mi ngi vraiment sur le terrain. jërëjëf Diédhiou kontaan nañu merci beaucoup. donte nee na journaliste wallaay soxlawul sax merci ndax liggéeyam lay liggéey. très bien. waaw mais ku liggéey lu sell ñu jaajëfal la. waaw. te ku def lu rëy. am lu rëy waaw kañ. te Youssou Ndour noonu na fii ba xawma fan ku fi def jaroo la ñu wax la ko. waaw dinaa la wax sa manoore. waaw voilà kon. ñoom dañ leen di jaajëfal c'est pas pour rien l'Observateur nekk premier journal Sénégal mën naan sa sous raison bi. parce que tamit ni mu ko waxee dañuy topp kaa ba mu sës. te nañuy bàyyi mami da ngay gis koo xam day am doomam. xale bi nekkal ñu naan ko xale bi guerrier la kii di bandi. kii di nangam loolu mu màggaale ko ci boppam. xale boobu bu màggee doon bandi yaa ko def bandi. yaa ko def bandi de. parce que bandi nga ko mos di woowee délinquant nga ko mos di woowee. dëgg loolu mu màggaale ko. ñu nekk ci décembre bi nga war koo jëndal leneen nga dem jëndal ko pistolet naan ko dóoral fii. voilà kon yu mel noonu tamit bu amee nit ñi nañuy bàyyi xel ci yar seen doom yi. parce que doom dafa am nu ñu koy yare. dafa am nu ñu koy toppatoo. kon ñu ngi remercier waat ñi nga xam ñooñu doon seetaan fépp fu ñu mën a nekk ci biir réew bitim réew ñu ngi leen di bàyyi xel di remercier Mbacke Amar Bey Mbacke Couture ci 77 519 81 60 77 519 81 60 di nuyu waat waa Altu Ndangal ma di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi surtout diaspora Afrique bi parce que insécurité moom ku dund ci diaspora Afrique bi surtout ci sous-région bi di nga xam lan mooy insécurité di nga xam tamit lan mooy njariñu jàmm jàmm ji ñu am nii njariñ li bala nga koo xam rek da nga génn fii wallaay dëgg la insécurité nga xëy bëgg a génn munoo génn xam nga ñun sax suñu insécurité da nga naan léeg-léeg nga jaar fii ñu tekki sa takkaay wala nangam mais insécurité dëgg yi am ci côté bii ñi ngi ñaan yàlla mu bañ a xew fii. amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf Ndiaye kontaan nañu. Adja Linguère Bijou Diakité nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax. Bijou Diakité maa ngi koy sa soppe ndomba wan di ko ziar Diakité nuyu naa la ziar naa la. waroon naa xam nag nu ñu lay taggee ba ma tagg la mais Eva. dafa am beneen insécurité bu xew ci réew mi. wax ci ñu def te ñu ngi ci te bu ñu ci taxawul léegi faytaal bi fi ñu ko war a fayee. dana yokk parce que dana gën a xemmem loo xale yi lu ñu war a xemmem. mooy jeeg ji laa nga naan njaag nangul ba 4 heures du matin xew dafa war a yem 20 heures. ñu takkoon seen or mën a ñibbi seen kër. ñu delloo saisie delloo bâche ya dafa boole insécurité bu baree bari mooy tapage nocturne ba ngay wax njaag nangul ñuy génne ay millions génne koppar gu bare. 4 heures du matin xale boo xam ne ndeyam añul baayam reerul kenn reerul di xool lu ni mel. mën na influence et puis yéen jigéen ñi toog ci bâche bi yëpp ngeen takk or ba ne ràññi ñii dañ koo àbb ñii ca laat gise lañ jóge ñii ci des ñoo ko jënd lu leen neex defee leen ko ni ngeen takku ba ne ràññ di génne ay millions yu ngeen tegul fenn fanaan cee wax ba bët set am na xale yu góor yu nekk ci koñ bi donte nag du raison ndax ñoom it nañ dem wuti lu ñu am ngeen di ko joxe lan la da ngeen di jaayante borom lam bu diis bi borom lam bu dof bi ngeen nekk ci bay 4 heures du matin man léegi laa gis Sénégal dem katu xew boo xam ne balaa génn salon ba minuit jot 23 heures ñu ne ana wasin bi wala ana marié bi ñu ne dafa solu ji ban heure lay ñëw minuit ngeen lang ba 5 heures du matin insécurité am na ci koñ bi ndax di ngeen tax ku dëkkul woon ci koñ bi dugg ci koñ bi te duñ ko mën a sóoraale insécurité beneen am na parce que yaa ngi tapage nocturne sa ay dëkkandoo suñu génnee wax xeex mën na fa am leneen mën na fa am mais gangu agresseur mën na xam ne yéen a ngi fii mu tëb songu leen lan ngeen di jël ay vigile yoo xamante ne da ngeen leen di jël jox leen ay 10 000 wala journée 15 000 ñooñu songoog ñoom xeex ak ñoom rayante am xew yi nañu ci taxawaat ñu waxaat ci bu baax te yéen tamit ngeen bindaat ci pour que ñu dellu siwaat xam ne yenn yi kenn du ko tëgg ci réew mu dara nekkul très bien ku sa yàppum bopp réer da ngay làmb sam kaan gars yi am na loo xamante ne nii kenn du ko def ndax nag ñàkk kilifa dafa amul benn solo waaye wan gone yi ne kaay leen man nii laa toll bu la fa xale yi fekkee songu la balaa police a ñëw wayaay yooyu bari mais du tee la nga yor dem ki jaar ci bopp bi mooy salon sunu taar madame Diatta
mi ngi fële mën ngeen ko woo mi ngi ci 78 173 61 71 moo defar bopp bi ba mu rafet waaye ki jaar ci vax beeg sañse beeg lépp mooy Thiat Diop sama rakk ci bopp mi ngi ci 77 899 68 49 dalay jaay vax jox la modèle mbaa mu ñawal la nga ne déedéet waaye mu tegal la ci xeeti xeeñ neex yëpp Awa Pillo Adama Elodie yàlla na seen jàmm yàgg dund leen ba énervé lu ngeen dund doyul joyeux anniversaire wallaay joyeux anniversaire à Awa Pillo et à Adama Elodie macha allah suñu seex yu baax yooyu macha allah rafet lool waaye yow bébé Kiné Ndour aussi joyeux anniversaire à toi. ñu ngi koy ñaanal longue vie macha allah gudd fan ak wér. wallaay toutes les tatas t'adorent ñun ñëpp ñu ngi lay ñaanal ak papa yeeg tonton yëpp macha allah. ak ñeneen ñi nga xam ne itam tey la ñu juddu. Awa Pillo Ada yéen itam joyeux anniversaire bébé Kiné on t'embrasse très très fort. alors nañu ñaan yàlla wax dëgg yàlla ñu dolli éducation à la paix à la citoyenneté parce que dafay am solo nañu gën a yar xale yi c'est important bu ñu wax rek ne pauvreté bee fi nekk bul wax rek ne yow amuloo loo téye say doom amuloo leen yaree amuloo moo tax mënuloo leen yar li ngay gën a yàq day gën a bare ndax amul ba noppi dëkkee def nu ko neex bu ëllëgee yow dong lay sonal kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax maa ngi remercier toujours bijouterie Rotonde wax dëgg yàlla ci ànd bi ñuy ànd ak Evatra ànd kook Mami Linguère di remercier képp ku toogoon di nu seetaan soxna Abba Fall itam ma nga jënd nee naa bu ma buggee mbubb mu rafet rek damay ne toog ñu yóndee ma ay mbubb yi rafet macha allah jógee jënd Awa Fall maa ngi leen nuyu bu baax ajaratu Ami Sey Fall nuyu képp ku toogoon di nu seetaan lu dul baax ak a gën yal na sunu mbaax yokku lépp loo xam ne safaan la ci ñun yal na ko yàlla jële ci ñun nu mu gënee gaaw macha allah te mu bañ a dellu si ñu ngi leen di jox rendez-vous suba toujours ak cofeel bu dul jeex jërë ngeen jëf